te ñu dalal sunu gan Mbaye Sylla Khouma salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. ñu fàttali ni sa xam-xam dafa màcc ci li ñuy wax marketing social. xam nañ sax lu tax ñu invité la waaye bu ñu doon tekki marketing social ci wolof nees koy tekkee. Babacar jërëjëf marketing social ci wolof ni ñu koy tekkee mooy xeetu doxalin ay technique yu ñuy utiliser parce que marketing ci boppam mooy li nga xam ne nii borom xam-xam yi ci liggéey mooy fexe ba li ñuy jaay nit ñi xam ko ràññee ko taamu ko bu ñu ko taamoo nag jënd ko waaw loolu mooy principe marketing. Marketing social différence bi mooy même principe yi la même technique yi li mais amul échange xaalis li muy jur mooy nit ki changer doxalin wala changer déggin li ñuy wax changement de comportement loolu mooy dëgg li wundu marketing social mooy nit ki ngay waxal fexe ba convaincre ko moom lu mu doon def mu bàyyi ko moom la bëgg mu def ko mu di ko def wala nga bëgg mu changer mu modifier ko wala mu delloo ko mu rejeter ko loolu mooy marketing social en fait ñeenti xeet yooyu la mais affaire comportement la affaire gëm-gëm la nga fexe ba nit ki nekkoon ci bopp bi nga dindi ko mu changer doxalin. moo tax sunu waxtaan wi looloo ko wundu di comportement yi nga xam ni seetlu nañ ko ci réew mi ci coronavirus gi. waxuñu sax wàllu couvre-feu ak yenn dogal yi kilifa yi jël nit ñi di ci waneek ñàkk ak ànd waaye njëkk digle yi ci moytu coronavirus gi ku ne wax na nit ñi wax nañ ba dee waaye tey ji booy dox ci mbedd yi ñi ci ëpp takkunu masque duñu sàmmonteeg li borom xam-xam yi ci wàllu wér-gu-yaram digle. ci nees war a def ba moytu coronavirus. loolu moom. Sénégalais mel noonu wala nit a mel noonu wala nun dañoo spécial rek. xam naa sax bala comme dugg nga ci coronavirus bi damay profiter ci antenne bi jaale le monde de l'entreprise le monde du secteur privé sama xarit Ibrahima Diouf ñëpp xamoon ko ci yëngoom ci wàllu entreprise wàllu secteur privé surtout wàllu PME. newoon na sunu gan fii août 2019. voilà donc mu génn àddina li nga tudd coronavirus moo tax ma wax ko parce que pour ñi nga xam ne yaakaar nañ ne feebar bi amul feebar bi am na mi ngi faat loolu comme ni ko njiitu réew mi waxee keroog ku ko gëmul sax au moins nga xalaat nit ñi génn àddina yow nga bañ a gëm mais nga bañ a gëmloo nit ñi ne feebar bi amul li nga wax léegi nag dafa am solo parce que en fait. question changement du affaire sénégalais rek nit ci boppam mu nangul changement ñun nu ñu bindee sunu yóor gi sunu cerveau mooy changement nanguwuñu ko dañ ko ragal et àddina nag pour mu dox il faut que ñi nangu di changer mais changement li ñuy wax résistance au changement du loo xam ne Sénégal yi rek ñoo ko moom ñun sax am nañu c'est vraiment benn xeetu dëgër bopp mais nit ci boppam moo am résistance au changement ça c'est ñi def management yëpp da leen di jàngal ne bu bëggee nit ki changer am na fooy jaar ak moom pour mu changer parce que kenn du changer rek pour changer pour nga changer da ngay xool ne man ka bu ma changer dina amal njariñ waaw tant que nag loolu seetuloo ko ne njariñ bi nekk ci changement mën ngaa wax fi ba ëllëg nit ki du changer wala nga xam ne bu changer aussi day changer nii rek mais bu conditions yi ñëwaatee mu recommencer li mu doon def changement de comportement nag bu ñu koy wax dëgg mooy changement de comportement volontaire moo tax rek sama page bi ma koy bind ko en majuscule volontaire parce que mën nga changer le nit comportement loo xam ne nii du nekk volontaire par exemple mën nga utiliser technologie pour ñu ni changer comportement mën nga ne par exemple bureau bi studio bi ku fi dugg dañuy créer benn genre chape électronique ba sa portable dootu am réseau xam nga loolu mën toog utiliser changement de comportement la mais ça c'est technologique wala ñu ne dañuy génn benn décret wala benn loi ne lii comme couvre-feu bi boo ko defee ñu teg la lii changement de comportement la mais véritable changement de comportement nag mooy bi nga xam ne nii dañuy utiliser technique marketing yi pour convaincre nit xam nga par exemple boo nee nit boo maree naan bu dem ci robinet bi naan jëlee sa poche dox ci boutique bi jënd benn xeetu limonade pour naan ko xam nga loolu mooy véritable changement de comportement loolu mooy marketing. maintenant nag nooy fexe ba def ko pour que nit ñi ci wàllu xeetu santé ñu am yenn de comportement yi moo xam raxas loxo la moo xam donc bàyyi tox cigarette moo xam effectivement bàyyi jëfandikoo ñool loolu ay technique la ay mais mënoo ko def juste comme ça de but en blanc mënu nekk
man bi may dugg ci marketing social boobu maa ngi jógoon ci marketing pur et dur. ñu wax ma coordonné benn programme de promotion des moustiquaires imprégnés mooy moustiquaires yi ñuy nàndal pour lutter contre sibiru. bi ñu ciy dugg ñun booba xamuñu affaire médecine dañu ne daal li ñu bëgg mooy nit ñi commencé fi mu nekk nii di jënd moustiquaires yi di ci nelaw ñu ne leen waaw marketing nag fi muy commencé mooy recherche da ngay dem xool nit ki ngay waxal lan moo ne ci bopp bi lan lay xalaat lan la yaakaar lan mooy effectivement ay genre comportement am lu tax. boo demee ba def enquête yooyu nag ci nga daal di xam ne kii lii mooy problème bi ñu defee enquête yi li ñu njëkk a seet mooy muy Afrique occidentale francophone wala anglophone kenn daawul xalaat booy wax affaire moustique affaire yoo nit ñi du ñu associé yoo ak sibiru loolu ñun bi ñu ñëwee ba gëstu ko lañu ne médecins yi mais yéen li ngeen di wax nii mais nit ñi xalaatuñ ko kenn du xalaat moustique su yoo bi kenn du ko associé ak sibiru xam lu ñu associé yoo ñàkk a nelaw dem nelaw ma ndax yooyu sama nopp yi ci la ñu fanaan ci la ñu ne bor kon nag boo bëggee nit ki changé bu ko affaire feebar parce que feebar bi effectivement nit ki bëgg ko ragal na ko nee ko boo duggee ci moustiquaire bi da ngay daal di nelaw ba yandoor waaw loolu bi ñu ko commencé teg nag ci la ñu ni commencé ne ok mais adapté à maladie bi nii di Covid 19. waaw fan la mbir mi sooxe. ci Covid 19 bi xam nga bi maladie bi ndax mbas mi c'est pas que comportement mais nit ñi sax ñenn ñi ñoo gëmul feebar bi. voilà loolu la tax nit ñi gëmuñu ko nag li waa ji doon wax rek bala ngaa xam Samba bala loo xam Demba ma Demba gën laa xam ma Demba loolu mooy li nga xam ne ni peut-être que am na ci manquement au départ mooy dem ci biir nit ñi xam nga santé ba ñu ne santé communautaire mooy approche bi concerné nga dem ci population yi wax ak ñoom laaj leen ñi gëm lu tax ñi gëm ñi gëmul lu tax ñi gëmuñu bu boobaa nag ci nga mën a xam nag kii li tax gëmul fan la ko teg mais tant que dema ba xam la waa ji li tax gëmul parce que ngëm cognitif la li ñuy wax que système ci sa biir bopp lay nekk nga gëm ne waa xam nga yàlla mi ñu bind sax yónnee nañu lu mat 26 000 prophètes ba léegi am na ñu gëmul parce que loolu nit noonu la ñu bindoo ñun pour nga nit ki gëm dara day am fooy jaar ak moom pédagogiquement di ko répéter ba mu ne ok li nga may wax ni am na man gëmuma koon mais ndekete kon diw mii wóolu naa waxam nee na ma affaire bi am na loolu nag dafa am fooy jaar ak nit ñi mais bu fekkee da nga toog sa bureau rek jël ay décision wa expliquer à la télé ne bon lii am na nit ki mën na def takk maskam parce que dafa ragal mais du takk masque parce que effectivement gëm na ne am na te ñun nag li ñu dal ci affaire bi mooy au départ booy xool bi mbas bi amee nit ñi dañoo ragaloon complètement waaw nit ñi tiit parce que bu fekkee ne dañu ne am na fa am mbas nit ñi bu ñu koy jël si sax dañuy gis ñu sol ay comme ay cosmonaute waaw quartier bi ñëpp commencé na kër gi de am na affaire ñu ngi ñëw ndax nit ñi sol nañu yëre yu weex et tout nit ñi ragal ko complètement ñu dem ba ci biir mu am daanaka lu mel ni ñu ne ay bi que ni ñu ko yaakaare woon demewul noonu je pense que erreur bi peut-être sur le plan communication mooy bi ñu dawalee 1 mois borom xam-xam yu bari newoon nañu Afrique ni mu bindoo yaakaaruñu ne mbas mi dina fa faat lu bari parce que ni Afrique bindoo mooy population xale yi ñoo ëpp mag ñi ëpp 60 ans sama classe gi 3% lañu mooy inverse Europe Occident en Occident la pyramide des âges est inversée ñi ëpp ci nit ñi mooy ñi ëpp 65 ans jëm kaw borom xam-xam yu bari dañoo daal di bind ne en fait Afrique gëmuñu ne mbas mi dina ko laal ni mu koy laalee effectivement dëgg la dans le monde fi mu nekk ni booy xool am na lu tolloog million ak genn wàll lu ko ëpp lu mbas mi faat Afrique ñu ngi ci fukki junni 50 000. mais loolu tamit danger la ndax virus bi. waaw day soppeeku. waa ci laa jëm. day soppeeku te xamuñ lu muy jur ëllëg. waaw bu ñu yàlla musalul mën na compliqué ndax wax jooju moom jàpp ko ne Afrique loroogu ci du lu sax ndax virus bi kenn xamul virus lu mu. waaw mais en fait ba léegi booy xool parce que borom xam nga am na fi ay feebar yu bari yoo xam ne nii bi mu duggee Afrique dafa commencé faagaagal mooy Ebola mooy Sida bi mu duggee Afrique ak léegi bu ko doon faagaagal ni mu ko doon faagaagal def na ko waaw loolu moom borom xam-xam yi ànd nañ ci mais du tee Afrique dafa war a protéger wu. par contre li nga xam ne peut-être manqué na ci communication bi au départ mooy kenn bëggul
sa wayjur wala sa maam parce que ñun ñëpp d'accord nañu ne que ñi ëpp 60 ans muy réew mag yi muy réewu France muy réew yeneen yi ñoom la gën a yàpp parce que boo amee âge boobu ce système de défense effectivement day gën a ci li ci mujj mi ngi dali xale lu bari sax. waaw mais booy xool proportion bi mag ñi la ëpp dans tous les pays mag ñi la ëpp ñun fi mu nekk nii li ñu war a njëkk a def mooy fexe ba ku nekk boo dugg sa kër ñu wax la ne na nga sa aar mag ñi. mais lu tax sànq wax nga ñi nga xam ni gëmuñu ko. ñoom kenn mënu leen defloo dara. boo leen ne takkal masque duñ la faale boo takkee masque yi ci yenn dëkk yi fi Sénégal sax ñu lay xoolaat mais am na ñoo xam ne gëm nañ ko xam nañ ne am na gis nañ teg nañ seen bët ci ay loraanga yu mu def ci doomu aadama waaye mënuñoo respecté takk masque respecté gestes barrières ñi ngi bëgg génn dem restaurant bëgg a noos bëgg a taxawaalu lu tax ñooñu gëm ko ba noppi te duñu sàmmonteeg li nga xam ne mooy tax yëf yi bañ laa dal. waaw loolu en fait moo tax ma ne la ca départ bi nit ki pour boo bëggee mu changer comportement da ngay xam lu tax muy comporté wu ni muy comporté wu nii bi comportement bi nga bëgg mu am ko da ngay daal di xool ne nan nga ko war a waxee pour mu xam ne comportement bi bu ko amee dina ko amal njariñ. par exemple boo ne yow mi nga xam ne nii gëm nga ne feebar bi am nga ko gëm nga ne peut-être que am nga kàttan mais ñi la wër am na ñoo xam ne ñii amuñu peut-être kàttan bi nga xam ne yow yaakaar nga am nga ko fexeel ba ñooñu nga aar leen. parce que kenn bëggul effectivement rey sa wajur kenn bëggul rey sa maam kenn bëggul rey effectivement koo xam ne kii yaakaar nga ne kii am nga ci moom cofeel mais boo leen waxee loolu dañuy daal di xam ne en fait masque bi du ñoom rek lay protéger da leen di protéger effectivement ñi nga xam ne moo ñu ci kër gi. waaw bu ma duggee bu fekkee nee nga boo duggee ci kër gi bu ma solee masque sama maam ji mën naa ko aar mën naa fexe ba nga xam ne nii effectivement du ko jege day am beneen démarche beneen comportement loolu en fait ca départ bi. je pense que bu ñu continuer communication bi jaar ci nit ñi nga xam ne moom la ñu gën a xam parce que ñu bari dañ la naa bu ma takkee masque du ma mën a noyyi wala bu ma takkee masque du mën a wax bu baax mais bu fekkee am nañ ay leader d'opinion par exemple justement fa laa bëggoon ñëw. waaw pourtant à un certain moment impliqué nañ ñi nga xamante ne ñoo di relais communautaires yi. waaw mais en fait ni ko waroon je pense que dafa des implication dafa waroon démarrer au départ xam nga am na fii par exemple programme de lutte contre le sida. Programme de lutte contre le paludisme ñooñu je pense que au départ waroon nañ leen associer ci lutte bi waaw waroon parce que waroon nañ ci jëkk a bokk au départ pour utiliser les techniques nga xam ne ñoom xam nañ ko jaar nañ fa ak population yi même bu fekkee feebar bi bokkul démarche benn lay nekk association boobu au départ dafa manqué sur le plan communautaire je pense dawal nañu lu yàgg ay mois ñu commencé ne approche communautaire bi des na loolu nag loupé la et puis bi approche communautaire bi di des na desul ci la ñu ne Sénégal mooy deuxième au monde ñuy gère la pandémie cas yi commencé baissé ñi ñëpp commencé daal di wàññi seen loxo ñi dañuy commencé di gàmmu ñi effectivement def seen cérémonie même au niveau de l'État mu am na ay quelques ay meetings mais xam nga état bi tam waxtaan wax dëgg ca la. waaw mënoo ni damaa tere rassemblement dajaloo nga bàyyi l'école yi bàyyi jàkka yi bàyyi marché yi ci melokaan yi mu mel jamono ji loola itam kenn xamut lu mu. waaw fa laa jëm si woon en fait moo tax ma ne la en fait relâchement bi état la ak ñun ñëpp Sénégalais yi dem ba ci biir ñu ne yaakaar ne ñun ñooy champion du monde daal commencé daal bàyyi daal di fàtte ngénte yi tàmbaliwaat takk yi tàmbaliwaat cérémonie religieuse yi tàmbaliwaat meeting yi tàmbaliwaat ñu ne affaire bi jeex na. Malheureusement je pense que li ñu gën a manqué mooy li ñuy wax veille man damay waxtaan am dem benn jeune Cheikh Doudou Mbaye mi ngi Belgique dañuy waxtaan lu bari ci Facebook en octobre daf ma yónnee benn graphe bu Tunisie dañ demoon ba am cas zéro sedd bi ñëw Tunisie affaire bi yéeg cas yi yéeg immédiatement ma ne est-ce que ñun duñu commencé fi mu nekk nii commencé peut-être fagaru wax ne affaire bi jeexul parce que demoon nañ ba yaakaar ne Sénégalais yi comme ñu ngi am ay taux de 2% 3% ñu ni bon écoute loolu kon daanaka dans ay taux grippe la veille bii bu ñu ko defoon ku ñu ko waroon a defee au mois d'octobre déjà dinañ reprendre peut-être les sensibilisations et les mesures parce que en fait changement de comportement aussi y a la partie marketing mais y a aussi parfois la partie légale waaw da ngay mixer bon ñi nga xam ne ni fexe nañ ba bëgguñu du ñu nungoo dégg aussi parfois les tuteur di écoute lii bu xamul buur saay ñoo ñu ne buur faatu na voilà donc pour nga xam ne lii mënul nekk waaw donc je pense que au départ bi ñu demee ba am relâchement bi
foofu la Sénégalais yi bari nag yaakaar ne gëm ne affaire bi jeex na alors que jeexul mais bi vague bi ñëw vague bi ñëwaatee fi mu nekk nii mu nekk benn genre sauve qui peut ñu ngi dawaat di dem di ñëw mais je pense que nañ jël le temps d'analyser pourquoi les Sénégalais sont résistants au port du masque am na ñoo xam ne ñi bu ñu wax ak Sénégalais dañ leen déglu alhamdulilah bi ñu gisee borom kilifa diine yi. léeg-léeg dañ koy teg ci caaxaan ah. waaw jigéen ñi ni duñu takk masque ndax poudre beeg rousaay yi xam nga loolu itam yéeme na daal. te wér-gu-yaram ne fi. résistance au changement la loolu boo ko gisee man am na ay dëkk yoo xam ne nii nekk naa fa di gis ay jigéen ñu yor moto boo leen ne mais yow takkal masque ñu ne waaw mais man du ma takk masque du ma dem salon bi defar sama bopp bi affaire bi rafet may takk masque dama ko bëgg ñu gis ko dama koy wane. loolu yëpp nag lu koy dindi mooy nga fexe ba nit ñi xam lan mooy importance li nga bëgg ñu def ko mooy changement. mais ñi nga xamante ne ñooy waa ministère lan la ñu war a def instant bi nii. fi mu nekk nii je pense que dañ ko war a gérer ñoom kese wala daa am. beneen doxalin bi nga xam ne war nañ cee sóobu. ministère fi mu nekk nii ñoom rek affaire bi dinañu dépassé bu ñu ko fekkee dañ ko bëgg a gérer ñoom rek il faut que ñu nungu fi mu nekk nii dugal toutes les compétences yi nga xam ne seen xamante fa màcc ci li ñuy wax anthropologie xam nit ñi sociologie am nañ ko au niveau du ministère mën nañ gën a yaatal y a des programmes yoo xam ne c'est des programmes de lutte des programmes de promotion donc de changement de comportement yu fi nekk nañ fexe ba ministère bi gën a ubbeeku ci ñooñu ñu tase parce que fi mu nekk nii jot na quand même ñu dajale toutes les compétences quel que soit le bord moo xam bord politique la moo xam bord social la pour ñu ne ok programme bi passé moom nu muy demee yëf yi dafa jàmp de. jàmp na waaw mais lu mu jàmp nañ ko teg ci yoon rek lu mu jàmp nañ analyser nañ toog ne ok fi mu nekk nii fi ñu jógee lan mooy résultat yi fan lañ jaar xam nga phase 1 bi il faut ñu évaluer ko xam nga def nañ fi couvre-feu il faut ñu évaluer par exemple pendant la période de couvre-feu cas de contamination naka la demee woon parce que maladie bi day circuler dans la journée et dans la nuit le couvre-feu en fait l'État jëlu ko de gaieté de cœur parce que le couvre-feu dafa am impact économique et le ministère de l'Intérieur en fait c'est pas lui qui fait le couvre-feu en fait parce que c'est pas un couvre-feu sécuritaire entre guillemets de sécurité publique non c'est un couvre-feu qui est demandé par les autorités sanitaires et ma gis nga déjà que même au niveau des autorités sanitaires am na débat scientifique sur l'efficacité du couvre-feu mais loolu débat boobu bu amee rek déjà entre scientifique da daal indi commencé jiixi jaaxa ci nit ñi il faut que ñu toog def évaluer phase 1 bi xool l'impact du couvre-feu parce que si le couvre-feu a été demandé par le ministère de la santé te amul efficacité mais ñu ngi rey économie bi ça veut dire que ñu ngi induire le président en erreur il faut ñu xam lan mooy efficacité couvre-feu que ñoom ñoo ko demandé président bi jël couvre-feu bi mu am impact économique bu métti sax parce que comme qu'on dise am na une économie nocturne boo ko freiné da ngay indi ay problèmes. mais est-ce que aussi gënul woon baax ñu jox nit ñi données wu maladie bi pas seulement ñaata nit a dee ñaata nit a jot ci doomu jàngoro ji ñu ne par exemple échelle bi ci ñi nga xamante ne ñoo faatu ñaata lañ daan mooy seen âge ak lu ni mel. ça permettra nit ñi gën a xam. ñan ñoo gën a exposé wu. effectivement ñi gën a exposé wu en fait scientifique xam nañ ko mooy askan wi je veux dire askan wi ñi gën a exposé wu mooy. tranche bi de ëpp 60 ans. ñi magal ak ñi am ay feebar yoo xam ne nii day niru ay feebaru comme ay hypertension ay feebaru diabète yenn yi ñuy wax ko les comorbidités ñooñu moom effectivement feebar bu leen duggee fekk na déjà seen système affaibli da koy accélérer parce que en fait feebar bi dafa am li genre boost day accélérer en fait fu mu fekk feebar rek da koy accélérer ñoom la ñu war a njëkk a aar fi mu nekk nii parce que économiquement feebar bi dafa am conséquence économique extrêmement grave day téye économie te ñun suñu économie nu mu mel dafa fragile amagul résilience boo xam ne tax na lu ko dal du daanu donc il faut que ñu boole ci xam nit ñi fi mu nekk nii lan mooy seen problème dem ci kilifa diine dem ci les influenceurs yi nga xam ne ñooy bu ñu waxee ñi gëm leen parce que booy xool man maa ngi wax ay ci y a des jeunes yoo xam ne nii bu ñu waxee yéen ñi dégg leen parce que man je les suis sur Facebook am ñoo xam ne ñu am ay 80 000 followers mais ñooñu nga jël leen ñu wax ak jeunes yi. moo ëpp doole fuuf nga jël ministre mu wax ak jeunes yi. ministre kooku sax ñi ngi lam-laamee ni yow léegi conseiller nga ca ministère intérieur da nga koy dëgg la wala da nga koy nëbb. non du ma conseil ministre de l'intérieur dinaa wax mu leer sama rakk la. ministre de l'intérieur maanaam nee nañ fan yi jege nga ko di liggéey ak moom loo ca doon. non liggéey du ma conseil ministre de l'intérieur aw ma fa bureau mais nag sama rakk la. donc maanaam sama rakk la léeg-léeg ma woo ko ne ko lii dégg naa def nga ko. bu doon man daa defee nii ak nii donc sama rakk la. amul dara lu cay retourné jóge foofu jëm ci yow. non. c'est-à-dire sama rakk la c'est-à-dire Antoine ak man en fait. fii kay moom ñëpp ay mbokk lañ. waaye maanaam ci sa taxawaay ci tëralin ci yoon lan nga fa.
ci yoon du ma fa dara officiellement à part que le ministre sama rak la. jërëjëf waaw Mbaye Sylla Khouma sa xam-xam màcc ci wàllu marketing social jërëjëf Georges Déthié Diop